ma daanele foofu moo fi samp benn kuréel boo xam ne dañoo jël xaalisu sénégalais yi dugal ko fa mu ne kuréel boobu nag ñu saytul jafe-jafe suuf nga indil ñu ay saafara muy commission bi nga xam ne Souran moo ko jiite woon dem si yàlla Souran yàlla na ko yàlla yërëm fu mujj ba léegi rapport bi moom ak Souran rek ñoo ko gis président de la république dama jàpp ne boo moytuwul am na ay quota ci loolu am na am boo xam ne moom ak i njabootam ak i xaritam ci suuf lañ ko jëlee pour man président de la république dafa am intérêt situation bi continuer ndaxte ay waxam dëppoowul ak li nga xam ne moom mooy jëfinam naka nga munee taxawalee benn kuréel commission nationale xaw ma pour la réforme foncière nga tabb ay nit nga leen di fay ñu indi la rapport ba tey jii nii mënoo ñu wax rapport bi lan la lu dul nga ne rapport bi daal man du ma ko jëfee donc président de la république pour man il est le complice pour man président de la république moo nekk ci bopp gang foncier bi moo nekk ci bopp maanaam kuréel bi nga xam ne ñoom ñooy saax-saaxi suñu suuf ñoom ñoo koy aakimoo di ko sàcc. est-ce que tey li ngay gis ci nit ñi seen détermination ak ñëw gi ñu ñëw ci yéen tiital na leen ëllëg dans l'avenir xëy na coow lu rëy am ndax lan ci wàllum suuf. gëm naa ne askanu Sénégal weer yii passé at yii passé xelam dafa gën a ubbeeku ay gëtam dafa gën a ubbeeku fitam fulam ak faydaam ci réew mi ni muy doxee ak ci goxam ni muy doxee dafa gën a ubbeeku li koy wane mooy Issa ay weer ci ginnaaw wala ay at ci ginnaaw daana woon gis béykat yi di mobiliser wu naan sama suuf sama bakkan or tey jii nii waa Bargny waa Déni Géej Sud waa Ñaxirat waa feneen ak feneen waa Ñaagis waa Oulampane waa Bignona ñu ngi naan sama suuf sama bakkan tey jii nii bëri na ay béykat yoo xam ne ñu ngi naan Flex'Eau dégage Aquatech dégage suñu forage dañoo bëgg ñun ñu aaki moo ko bëgguñu ñu privatiser forage yi jox ko ay Aquatech ay Flex'Eau ay doxandem ñuy jël di manque bénéfice yi di ko ton di ko yóbbu dañ ko bëgg a saytu suñu bopp loolu bëriwul woon fu mu nekk nii mënoo taal rajo bu mel ni Walfadjri mënoo taal télé amul bés boo xam ne doo seetaan télé te doo gis ci télé Walfadjri ñu naan la Aquatech dégage Flex'Eau dégage wala sama suuf sama bakkan donc dafa mel ni dafa am une nouvelle conscience citoyenne bu commencé juddu maanaam gis-gis bu bees conscience bu bees ci ne mbir mi mënatul continuer lii mënatuñu ko nangu loolu sax moo tax ñu tuddee suñu kuréel doy na aaki moo suuf yi doy na aaki moo suñu forage doy na salfaañe sañ-sañu liggéeykatu Brioche Dorée Sigelec Excelec ABS GCO Eramet doy na bachelier yii di am bac te kenn du leen orienté doy na. ñoom moom ministre wax na ci seen wax nag ba pare. waaw fi nga toog nii émission bii passé moom moo fi nekkoon moo di docteur Cheikh Oumar Anne. waaw yëkkatee kàddu ne en tout cas nouveau bachelier yëpp orienté nañu ne amul problème orientation ni ki at yi nga xam ne moom lañ weesu. day wax lu ko neex parce que ren jii nii ak daaw ci 2020 bi mënuma la wax ñaata yoon lañ ñu jàpp wala la ñu def manifestation pour. lu ëpp junni bachelier yoo xam ne 2019 am nañ seen bac 2019 te orienté wuñu leen te ñun inventé wuñu du ay nit yi ñu fay ñuy dem manifestation. dafa jàpp ne dañ leen a orienté woon ba pare xëy na fañ leen yóbbu neexu leen moo tax validé wuñu maanaam problème bi ñoom ñoo koy indil seen bopp. déedéet Cheikh Oumar Anne bu bëggoon lu leer day toog ak ñooñu ñu xool dossiers yi benn par benn ñun loolu lañ ko waxoon ne nañu auditer mbir mi na dajeek les concernés du ñun. na dajeek les concernés waaye li mu bëggoon wane rek mais foofu moo di ne tey jii nii dafa mel ni citoyen sénégalais yi dañoo commencé di fippu dañoo commencé di fer ci nax yi ndaxte bëri na si ay dossiers yoo xam ne amoon na accord ñu dem ba ci biir état bi defu ci dara li mu diggee woon engagement yi mu jëloon defu ci dara donc citoyen sénégalais yi tey jii nii dafa mel ni dañoo gën a takku des na nag takku bi des na taxawaay bi des na waaye am na lu commencé feeñ loo xam ne buñ ko xoolee mun nañ gis ne yaakaar tasul yaakaar am na te wax naa la ko sànq 2020 bi am nañ ci ay ndam jox naa la misaal ci ay dossiers waaye am na dossiers yoo xam ne ba léegi ñu ngi ciy xeex ay Tivaouane Peulh ay Gàddaay ay Médina Wandifa ay Ñaagis ay Excelec Sigelec ñu ngi continuer xeex bi am nañ yaakaar ne ci 2021 bi dinañ gën a am doole moo tax ñuy wax ñëpp ñi nga xam ne collectif yi nga xam ne am nañ ay jafe-jafe wax bee Astral yi ak ñoom seen ñu gën a maanaam defar taxawaay bi ñu gën a maanaam nekk benn bu ñu nekkee benn foog naa ne président Macky Sall dinañu gën a dégg dinañu gën a fulal li nga xam ne moom mooy suñu jooytu. est-ce que ci Guy Marius Sagna ak waa Multilutte doy na ci ay ñaxtu la ñuy yem wala des fois xëy na bu problème amee wala yenn combat yoo xam ne ngeen koy mënee da ngeen jéem ay négociation ak ñi nga xam ne ñoom la ñeel bu dee waa état bi wala sax ñeneen. xam nga ñun bu ñu sañoon. ñun du ñu def sax ay manifestation du ñu def ay taxawaayu ñaxtu du ñu def ay doxu ñaxtu bu ñu sañoon
fi nga xam ne fa la ñu bëgg a mujjee wala fi nga xam ne foofu la ñuy mujjee ñu jiite fa mooy lan président Macky Sall gouvernement am ay ministre am recevoir ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy jooy seen kër ñiy jooy seen suuf ñiy jooy seen sañ-sañ seen licenciement arbitraire wala seen payoor ak ñoom seen ñun bu ñu sañoon loolu la ñuy njëkkee jàmm ne ñooy waaye comme loolu amuñu ko ndaxte ñi ñu jiite kat dafa mel ni ñoom dañoo tëx dañoo gumba te bëgguñu toog ak ñun fokk ñu créer condition yoo xam ne dañuy forcer état bi mu recevoir waa Médina Wandifa toog ak waa Niaguis toog ak waa Ségelec respecter li ñu waxante ak waa ABS ak ñoom seen léegi nag am na dossier yoo xam ne boo jëlee dossier bu mel ni Darou Salam extension te mu impliqué directeur général bu Sénico Abdoulaye Dia waaw boobu ñu ngi doon waajal marche def nañ ay conférence de presse di ñaxtu ba mujjantal bi ñu toog waxtaan ba bàyyi dégg ngeen li nga xam ne moom la annoncé defe naa dimanche bi di ñëw sax am na en fait benn sargal bi nga xam ne ñi dëkk Darou Salam extension ñoo ko nar a organisé ñuy profité ci occasion bi di jaajëfal li nga xam ne moom mooy li mu def moom Abdoulaye Dia xam naa dinañ si gën a ñëw dimanche bi di ñëw ci Darou Salam extension waaye itam am na beneen dossier boo xam ne mu ngi en cours muy fële ca Satrec Vitale ñu ngi dox tànku mbokk jéem a rataxal diggante ay liggéeykat ya fa nekkoon ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite Satrec Vitale am nañ si ay avancement foog nañ ne fii ak ay fan dinañ am juboo bu am solo donc li ma bëgg a wane foofu rek moo di ne ñun bu ñu sañoon waxtaan ba déggoo la ñuy jiital fépp fi nga xam ne waxtaan ba déggoo mën na nekk ñu ngi ko fay doxal te yàlla mu ngi ñuy may ñu am si ndam fi nga xam ne nag ñii war a toog waxtaan ak liggéeykat yi ñii war a toog waxtaan ak béykat yi ñii war a toog waxtaan ak étudiants yi ñii war a toog waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy salfaañe seen sañ-sañ ci Senelec ak ci feneen bëgguñu toog ak ñoom ñu yëngal ngir ñu mun toog ak ñoom ndaxte malheureusement dafa mel ni kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi dafa mel ni ñoom dañoo am jikko mbaam mooy mbaam foog nga dóor loolu nag rafetul ci wax rafetul ci déggin bu ma sañoon du demee noonu mais loolu la ñu gis maanaam da ngay yuuxu duñ la faale nga bind leen duñ la faale nga dem fa duñ la tontu loolu nag foog nga dóor foog nga yëngal fu wax jotee da nga war a wax fu conférence jotee nga def conférence de presse fu marche jotee nga def marche fu taxawaayu ñaxtu jotee nga def taxawaayu ñaxtu waaye tamit fu dem toog ak kilifa yi jotee nga dem toog ak ñoom fu dem informé kilifa diine yi kilifa aada yi jotee nga dem toog ak ñoom xamal leen ne ngir ëllëg ñu ngi ñuy noot ñu ngi sàcc suñu suuf ñu ngi toj suñu kër ñu ngi jox suñu place ñeneen ñu dul ñun ñu ngi nangu suñu forage di ko dénk ay doxandem nga dem wax ak ñoom sensibiliser leen ndaxte kilifa diine yi kilifa aada yi dañoo am gëdd ci réew mi seen gémmiñ am na fu mu egg foo xam ne xëy na ñun suñu bos àggu fa te bëgguñu ëllëg ñu naan yëguñu woon. est-ce que amul lu ngeen di waajal leneen lu askan wi yëgul parce que bu ñu gisee nag ay tournée quand même nit ñi dina am leneen lu jàpp. xaw ma lan la nit yi mën a jàpp ci leneen waaye defe naa ne ñun ñii demoon Kaolack. délégation bi waa ñi nga xam ne ñooy xeex seen forage yi ñu nangu la waa ABS la woon. waa les ex-contractuels de la Senelec ak ñoom seen. ñun dañoo nekkoon ci délégation bi ak ñun waa FRAPP ñi nga xam ne ñun ñoo taxawal ñun ñëpp li nga xam ne moom mooy Front Multilutte doy na. te defe naa ne tamit li ñu waxante ak Imam Ndaw li ñu waxtaan ak xalif maanaam général bu Medina Baye. li ñu waxtaan ak monseigneur Martin Boucar Tine ñu leen di gërëm ñoom ñëpp di leen di sant ci nit ñu dalalee ni ñu waxtaanee ak ñun. ni ñu waxtaanee ak waa Koutal. ñi am jafe-jafe suuf ak waa Kahone extension ñi ñu toj seen kër defe naa ne que ñëpp dégg nañ ko parce que nëbbuñu si dara donc dëgg la ñun am na lu ñu nar mooy gën a dooleel xeex bi. li ñu nar mooy gën a taxawal kuréel boo xam ne sénégalais bu rongañam tuuru ñun noot ko. di salfaañee sañ-sañam te mu bëgg a xeex loolu ñu ànd ak moom loolu de la ñu nar te loolu nëbbuñu ko. ndaxte askanu Sénégal dafa mel ni dafa tumranke askanu Sénégal dafa mel ni syndicat amatul Sénégal dafa mel ni centrale syndicale amatul ci Sénégal dafa mel ni kuréel yi nga xam ne ñoo tàmmoon di taxawu askan wi
tey jii nii dafa manqué loolu dafa tumranke loolu nag mooy suñu mébét maanaam jox tabax loo xam ne dina nekk jumtuwaay ci loxo askanu Sénégal bi nga xam ne ñu ngi koy noot di ko ñàkkal fayda ngir mu mun saafara li nga xam ne moom mooy jafe-jafe am. mais tournée yi yow lan nga ci noté bi nga demee ci tournée yi gis nga ay kilifa diine dem nga sax ci ay dëkk yu nga xam ne xëy na du waa dëkk bi comme ñi nga wax sànq moom nga doon nemee ko ci lan nga noté ci biir Sénégal rawatina ni muy doxee. li nga xam ne moom laa ràññee ci tournée yi nga xam ne def nañ ko ndaxte dem nañ Tobène dem nañ Louga dem nañ Chérif Lo dem nañ Mboro dem nañ Ñaagis dem nañ Oulampane dem nañ Jululu dem nañ feneen ak feneen te jeexagul dinañ continuer dem dox mbokk ak suñu askan bi nga xam ne sonn na li nga xam ne moom la ñu ràññee bi ci njëkk moo di ne askanu Sénégal sonn na askanu Sénégal sonn na loolu dafa mel ni tey jii nii la askanu Sénégal gën a sonn démb ak barki démb ñaareel bi moo di ne askan googu sonn dafa mel ni yaacaaral bi nga xam ne ca la nekkoon daaw juróomi at ci ginnaaw ak fukki at ci ginnaaw dafa mel ni tey jii nii askanu Sénégal wala boog benn pàcc ci moom dafa gën a am fulla am fayda ci ne jot na nag jot na ñun ñëpp ñu àndandoo wax doy na jot na ñun ñëpp ñu àndandoo wax ne lii mënatul nekk dafa mel ni seen xel dafa gën a leer ci ne pesum kanam borom moo koy fajal boppam ñetteel bi moo di ne gis nañ askan yoo xam ne kilifa diine yoo xam ne kilifa aada yoo xam ne li nga xam ne moom la ñuy wax bu dee juróomi at wala fukki at ci ginnaaw daanuñu woon bàyyi xel ñu ngi ñuy gën di bàyyi xel ñu ngi ñuy gën di déglu ñu ngi gën a comprendre li nga xam ne moom mooy suñu gis-gis moom mooy suñu mébét. kon jàpp nga ne sa message daal mi ngi jàll. jàpp nañ ne daal li nga xam ne ñu ngi koy ji ay weer ay at a ngi mu ngi commencé sax mu ngi commencé jébbi. est-ce que du Guy Marius Sagna suñ ko mënee comparer noonu sax wala ñu waxee ko noonu mooy dafa jàpp que ni dafa war a màgg jamono ji ndax gis nañ ne yaa ngi woon ci wàllum politique xëy na donte am na ñoo xam ne sax umpale nañ ko ci askan bi finalement ñuy gis wàllum activisme daanaka mën nañ ne sax mën nañoo nekk ensemble des fois mais est-ce que du way politique bi Guy Marius Sagna moo nekk ci kaw jamono ji activiste bi nga xam ne moom la ñu xamoon nit ñi di ko jàpp ak yooyu. comprendre moom bu baax laaj bi. bu njëkk Guy Marius Sagna activisme la xool nit ñi gënoon a ràññee donte mi ngi doon nekk ci wàllum politique. est-ce que tey nekkul ne way politique bi nag moom ngay génnee jamono ji ci kaw activiste bi nga xam ne moom nga doonoon. xam nga bu ñu demee ci Kaolack ñu ne Front Multitude doy naa moom moo dem Kaolack loolu neex naa xam ndax Front Multitude doy naa moo dem Kaolack am déet li am solo mooy. ban drapeau la ñu yëkkati bi ñuy dem Tobène. mais sa tur day fës. waaw mais xam nga man mënuma bokk ci délégation rawatina ma nekk coordonnateur li nga xam ne moom mooy Front Multitude doy na ba pare kenn du ma si tudd ci laa bokk mais lan moo am solo. bu ñu demee Niaguis lan lañ fay wax. bu ñu demee Ziguinchor ak Oulampane lan lañ fay wax bu ñu demee Kaolack lan lañ fay wax. ndax ay waxu Guy Marius Sagna lañ fay wax wala ay waxu li yitteel askan wi lañ fay wax ay waxu li yitteel ñi bokk ci Front Multitude doy na mais loo gis. dafa am ñi nga xam ne ñoo koy ngànk. mais dafa am jamono joo xam ne ci la am ndax gis nañ fi ay weer ci ginnaaw wala sax daanaka su yàggul dara Khalifa Sall doon la tàllal loxo ngir nga gën a sóobu ci langue politique gi ñu gis jamono ji ay tournée finalement dañ naan bon Guy Marius Sagna dafa mel ni appel bi ñu ko doon def dégg na ko. même pas ñun waa doy na ñoo am suñu tactique ñun ñoo ne suñu xeex bokk na ci di dalal di dem seeti ay kilifa. damay fàttali ne li tax ñu taxawal Front Multitude doy na mooy. naka la ñuy fexee ba jafe-jafe askan wi gën a am riir ba bu fekkee président Macky Sall dafa tëx mu gën kaa mën a dégg naka la ñuy fexee ba gën a fësal ba gën a jëmmal jafe-jafe askan wi yenn saa yi di nga gis ñoo xam ne am nañ seen jafe-jafe kenn yëgu ko pour ñu organiser conférence de presse nekk na jafe-jafe pour ñu organiser marche nekk na jafe-jafe ñu taxawal Front Multitude doy na ci biir Front Multitude doy na ñu ne ñun bañu ñu si dara. même bu fekkee toog ak saytaane mooy tax kenn du laal suufu Kër Moussa mooy tax
suufu Olampaan wala ñaagis ñu delloo leen ko dinañ toog ak seytaane xaw ma ndax dégg nga wax ci biir loolu la ñu ne Moustapha Diakhaté dañoo bëgg dajeek yow kaay suñu siège balaay loolu Barthélémy Dias ñëw ñu def conférence de presse siège doy naa siège FRAPP ngir waxtaane li nga xam ne moom mooy jafe-jafe waa Terme Sud lan lañ fa waxtaane lu mu jur 10 millions chaque famille ñu ne Moustapha Diakhaté kaay dañoo bëgg nga ñëw yow itam yëkkati sa baat ci suñuy jafe-jafe mu ñëw Khalifa Sall ngeen ko waroon defee ci médiateur de la République aussi dafa mel nii. mais Khalifa Sall recevoir ma ne ko li ngay wax nii yëpp am na solo waaye dama bëgg nga ñëw wax ko waa doy na ñun itam waa doy na mu nekk occasion Khalifa Sall ñëw suñu ay jafe-jafe gën a yéeg gën a siw loolu tamit moo ñu yóbbu ci imam Ndaw moo ñu yóbbu ci xalif général bu Medina Baye moo ñu nar a yóbbu ëllëg ci xalif général bu Touba moo ñu nar a yóbbu gannaaw suba ci xalif général de Tivaouane. kon tournée yi dàkkagul da ngeen koy wéyal ci. déggoo ma de Issa fii laa ko fi wax dama ne fi ñu dem ci Sénégal bëri na xaajuguñu bay pare ndaxte dinañ seeti kilifa yëpp ak fépp fu ñu mënti nekk ci Sénégal pour wax leen ne lii la ñuy dund waaye ñaareel bi fépp fu askanu Sénégal nekk di torox invité ñu ñëw pour jëmmal xeexam dinañ fa dem donc man nag mënuma dem fenn ba pare may rus wala am kersa wala am jafe-jafe ci ñu tudd ma si ci laa bokk rusuma si dara aw ma si benn kersa mais du man maa am solo li am solo mooy yàlla def na man Guy Marius Sagna am naa tur yàlla def na ñun waa FRAPP France Dégage suñu kuréel bi am na tur li am solo mooy man Guy Marius Sagna ni ma siwee FRAPP ni mu siwee doy na ni mu siwee siw boobu ñu jëfandiku kooku ngir siwal jafe-jafe askan wi ngir fësal jafe-jafe askan wi loolu donc moo ñu tax a jóg ci loolu la ñuy xëy ci loolu la ñuy gont loolu moo leen tax a jóg daanaka sax moo taxaw na yóg geneen kuréel goo xam ne gis nañu itam ngeen dakkal fa seen i activité mu di ñi nga xam ne ñoo di waa ñoo lànk jamono ji li askan bi ñu bëree bëri di laajte bëgg ko xam mooy pourquoi ñu xëy rek benn bis ñu ne dakkal nañu activité yi nga xam ne mu ngi doon amal ci ñoo lànk damay fàttali ne waaw ñun waa FRAPP dañoo suspendre effectivement dañoo ne ñu ngi bokk ba léegi noo lànk waaye dematuñu benn réunion ñun waa FRAPP ñu jël dogal boobu démissionné wu leen non démissionné wuñu dañoo suspendre lettre bi nga xam ne ñun moom la ñu déposé bataaxal bi ñu déposé ci coordonnateur noo lànk dañoo ne dañoo suspendre bàyyiwuñu dañoo ne fu mu nekk nii dañoo taxawal suñu activité waaye ba léegi ñu ngi membre noo lànk waaye dematuñu benn réunion dogal yi ngeen di jël ñun engagé tuñu ba keroog ñuy gis leneen ñun waa FRAPP ñu jël dogal boobu waa Y'en a marre jël dogal boobu waa FDS Force démocratique du Sénégal jël dogal boobu ñun suñu lettre defe naa ne que ñu bëri gis nañ ko liñ ci bind mooy noo lànk nu muy doxee doyatuñu ndaxte li nga xam ne moom la ñuy critiquer président Macky Sall waruñu ko gis biir FRAPP waruñu ko gis biir Y'en a marre waruñu ko gis biir FDS waruñu ko gis itam kuréel yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ci ànd bokk ndaxte nit li ngay wuyoo na nga ko niru booy digle càngaay na nga sangu ñun loolu la ñu wax ba keroog ñuy gis leneen dañoo suspendre suñu ay activité loolu dong la du leneen. kon Guy Marius Sagna ak waa FRAPP en tout cas dañoo suspendre seen activité ci ñoo lànk pour ñi nga xam ne quand même. waa FRAPP dañoo suspendre waa FDS dañoo suspendre. waa Y'en a marre dañoo suspendre. daanaka benn la kenn démissionné daanaka benn la parce que bu fekkente ne suspendre nga ko finalement démission lay doon parce que dematoo ci activité yi. defatoo dara déedéet man nekkoon naa école boo xam ne école nationale de développement sanitaire et social mais dañ ma dàq provisoirement c'est pas que dañ ma dàq définitivement. donc suspension mooy suspension léegi nag. suspension maanaam damatoo ci yëngu-yëngu yi mun na jur ñaar benn nga gis loo xam ne dal na sa xel nga reprendre say activité wa ilaa gisoo dara lu soppeeku ñàkk dem bi jur ne ok fu mu nekk nii sax bàyyi naa. exactement lu ngeen leen di reprocher waa ñoo lànk lan ngeen koy reprocher. waaw xam nga ñun waa FRAPP dañoo ne mënuñu dugg ci détails yi defe naa ne li ma ci wax
doy na sëkk ndaxte xëy na balaay tey sax tey mooy la première fois ma ciy wax sama gémmiñ seeni nopp. ndaxte ñu dañoo jékki-jékki xëy na suñu lettre suñu ñetti lettres yi ñu gis ko fu nekk. defe naa ne que li nekk ci lettre FRAPP ñëpp gis nañ ko. ñun dañoo wax ne doxalinu non langue dëppoowul ak démocratie. dañoo ne doxalinu non langue doyatuñu. et que mbir dañ koy pencoo kenn du ko pàccoo. ñu ne ma wàllum leadership dafa mel ni xaw naa fës trop ci li nga xam ne moo waral gars yi démissionné ndax gis nañ ne biñ ko changé ba léegi presque Y'en a marre participé tul woon ci yu bëree bëri ñoom Guy Marius Sagna aussi ñi ngi doon réclamer que ni membre simple yi nga xam ne ñoo nekk FRAPP France ñoo nekk ñoo lànk waruñu tolloo ak ñi nga xam ne ñoo di mouvement yi fa ñëw. xam nga nit yi mun nañ wax tamit lu leen neex waaye ñun waa FRAPP li nga xam ne ñun moom la ñu jàpp wax nañ ko te foofu la ñu mën a gum yem. mënuñu wax leneen lu dul loolu mais li wër te wóor mooy amul benn jafe-jafe leadership xam nga ñun waa FRAPP mënuñu. ñi ko jiite xeebu leen. xaaral ñun waa FRAPP mënuñu am jafe-jafe leadership xam nga lu tax. ñun soxlawuñu non langue pour ñu wax pour def suñu yëngu-yëngu pour feeñ. Y'en a marre mu bokk non langue mu ñàkk bokk non langue bu bëggee def conférence de presse boppam da koy def. te defe naa que mes journalistes yi dinañ leen wuyu si. FDS gis nga moom day mëne activité am maanaam soxlawul non langue pour exister. donc du affaire visibilité du affaire leadership ñun question de principe la ñu posé. lu tax ngeen démissionné ndookoon finalement dafa jaaxal nit ñi dañ ne est-ce que du dafa am lu ñuy waaj a teg benn kuréel wala dara. benn kuréel goo xam ne xëy na buñ ne woon kii démissionné na 3 mois kii démissionné mais même jour ngeen signé seen ay lettres ne jëlee ngeen seen activité. non du même jour waajaluñu dara dafa fekk rek ne. yëgoowu leen ci. pour man xam nga loolu lu muy tekki. li muy tekki rek mooy bu nekkoon FRAPP rek moo ko wax ñu ne est-ce que du FRAPP moo sikk. bu nekkoon Y'en a marre rek moo wax ñu ne est-ce que du Y'en a marre moo sikk. bu fekkoon FDS rek moo wax ñu ne FDS ñoom ñoo bëri coow bëri histoire waaye defe naa ne que Y'en a marre mu ngi am fukki at ren la fête 10e anniversaire xam nga ne Y'en a marre du mbootaay bu tuuti. du caaxaan moo koy jël loo dogal. FDS ñi fa nekk ay kàngam lañu. FRAPP noonu donc li muy tekki rek mooy. suñu ñetti kuréel yi bi ci nekk li nga dut baaraam ci sa lettre. wala li la tax a démissionné suspendre plutôt. nekkul lu ñàkk fayda lu am solo la. lu am solo loolu kay la askan bëgg xam ndaxte ñoom ngeen di xeexal. Guy Marius bu fekkente ne yéen ñëpp da ngeen leen koy nëbbu finalement. est-ce que bu ngeen taxawatee di leen xeexal dinañ leen déglu. déedéet Issa. yow li xew sa kër doo ñëw fii ci rajo bi di ko wax. ñun effectivement ñu ngi xeexal askan wi ñu ngi koy def. waaye li xew biir noo lànk ñun mënuñu ci sori. waaye lenn la ñu mun wax ñun waa FRAPP wax nañ ko doxalin bi doyatuñu. foofu la ñu mun yem. ñoo lànk dafa échoué ci mission bi nga xam ne moom la rëddoon bi muy door. xam nga li am mooy mbootaay dafa mel ni nit. nit day juddu di màgg di dee. mbootaay boo gis nag boo gis même yii juddoogul dañuy juddu dañuy màgg dañuy daal di dee yeneen mbootaay judduwaat. daal di màgg daal di dee. donc foog ñu jàppee ko noonu. UPS amoon na waaye UPS amatul. BDS amoon na waaye BDS amatul. PA yi amoon na jamono yoo xam mu am doole. mais PA yi déggatoo ko. dee na wala mu ngi sukkuraan donc nañ jàpp ne tamit. kuréel noonu lay demee. waaye nag ñun li ñuy ñaan. mooy kuréel bu juddoo mu gën a yàgg. surtout mu yàgg ci jafe-jafe askan wi ci jaamu soxla askan wi loolu moo am solo. li ci des nag ñun bëgguñu nekk fii. di xiiroo di ŋaayoo. bien sûr ndaxte. ñi des ci noolank bëri nañ ci ay xarit bëri nañ ci ay am di jàmm. bëri nañ ci ay mbokk yoo xam ne ba tey jii nii ñu ngi daje ci xeexu askan wi. te bëgguñu li tubaab di wax insulter l'avenir. maanaam wax ay wax yu ñaaw. ndaxte xëy na dañoo am ay jafe-jafe. mais lu suñ gisee leneen itam xam naa dinañu xaw a jaaxal trop muy waa Guy Marius Sagna wala waa FRAPP teg beneen kuréel goo xam ne dippee nañ ko doy na ci jamono joojulee ñoo lànk nekk fi finalement ñi ngi doon wax naan plateforme yi dafa bari est-ce que du xëy na yéen a njëkke mbir yi wala durée de vie bi nga doon wax sàng moo waraloon ngeen teg ko ci kanam ngir mën a wujjanteeg ñoom. xam nga yenn saa yi ñun ñi di ànd te ñu nekk ay kuréel dañuy am jafe-jafe yu ndaw yoo xam ne nag xam nga ànd day daal di métti. parce que bu ngeen àndee foog ngeen yëgoo foog ngeen waxtaan et li ëpp li ñu wax moom ngay daal di def. aar li nu bokk moo njëkk a juddu. balaa ngaa wax doy na ak noolank waxal aar li nu bokk ak noolank.
xam nga yenn saa yi nit ñi dañuy wax yenn wax yi duñu xam lan moo tax wala wax ne lii moo tax fekk ne du loolu bu ñu taxawalee aar li nu bokk dañoo jékki-jékki courant bi yokk ñun waa FRAPP ñu bokk ci ñi nga xam ne dañoo dem ci aar li nu bokk ne leen aar li nu bokk courant bi yokk na naam aar li nu bokk li ko taxoon jóg mooy la gestion des ressources naturelles. maanaam nu ñuy saytuwee amu Sénégal ci wàllu pétrole ci wàllu gaz ak ñoom seen. ñu leen waaye nag courant bi yokk na nu ñuy def ndax dañuy naan courant bi taxul ñu sos aar li nu bokk et que donc aar li nu bokk du ko saytu ñun waa FRAPP dañoo jàpp ne aar li nu bokk dafa war a taxawu askan wi ci wàllu yokkute courant bi. li ëpp nag ci aar li nu bokk jamono jooju ñoom neneen lañ ko gisee woon dañoo jàppoon ne déet aar li nu bokk mënul yëngu ci wàllu courant bi. loolu moo indi ñun waa FRAPP ñun waa SNP ñun waa FDS ñun waa nitu dëgg xawma des valeurs ak ñun waa gilet rouge ñu ànd def suñu manifestation dem palais waaye ñun bu ñu sañoon aar li nu bokk moo koy porté donc noonu la non lank juddee xaw ma ndax yaa ngi may dégg bu baax non lank juddu mais non lank balaa ñoo créé doy na non lank waxu courant rek la doon wax ñun bu ñu waxee non aar li nu bokk na def lii gars yi ne non 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 li taxuñ jóg donc démocratie foog nga respecté ko bu ñu waxee non lank na def lii gars yi ne non non lank mënul def lii mais collectif yi nga xam ne ñoo ñëw ci ñun naan ñu jàppale leen mais foog ñu wax ak ñoom non lank jamono jooju mu ne pareegul pour jël en charge loolu nu ñuy def ñun ñu ne ñun nag ñun FRAPP rek mënuñu jàppale ñaar fukki organisation yu wute te benn organisation dong lañu. ñu ne li koy yombal mooy comme non lank mënu ko nañu taxawal benn kuréel. loolu moo indi juddu non lank plutôt aar li nu bokk. doy naa. te liggéeyu doy naa dama koy fàttali. ñun FRAPP bi ñu commencé nekk ci wetu askanu Sénégal bi ñuy noot. boobu aar li nu bokk sax juddoogul. bi ñuy nekk ci wetu animateur polyvalent des cases des tout-petits ëpp na ñetti at. bi ñuy nekk ci wetu ñi di def xawma transfert d'argent ëpp na ñetti at. donc ñun FRAPP ñun dañoo yàgg nekk ci liggéey boobu. donc ñun xaaruñu aar li nu bokk wala noo lank juddu liggéey boobu moo continuer ba jur. est-ce que yéen a ngi peser responsabilité yi pouvoir bi xëcc na yenn ci ay opposants yoo xam ne ñu ngi fi woon presque mën nañ ne opposant bareetul assemblée nationale gis nañ li nga xam ne def na ko barki démb ak loi d'urgence bi premier ministre presque amatu fi justice bi ak xëy na sax dinañ ci ñëw ci kanam ñu xëy déggaat ñu naan ñi nga xam ne ñoo di waa société civile bi ña ngay démissionné nangam ak nangam wala ay coow est-ce que finalement kon du yomb trop ci pouvoir bi mu daal di ngar daajoo lépp akimoo ko. mais àddina moo demee noonu gis nga autorail bu déparé bu egsee ci gare bi dinam ñu yéeg dinam ñu wàcc bisu Dakar dem dikk bu eggee ci arrêt dinam ñuy yéeg dinam ñuy wàcc pour man amul benn problème ñi juddoon 1960 bu ñu egsee 1970 dinam ñuy juddu yéeg biir àddina dinam ñuy génn àddina moo demee noonu amul benn problème ñi ngay wax waa pouvoir bi mais day am ñuy dugg am ñuy wàcc ana Mimi Touré ana Moustapha Diakhaté c'est le processus de la vie àddina moo demee noonu pour man jarul ñu koy yóbbu foo xam ne àggu fa li am solo rek mooy aji bëgg réew yi patriotes yi ñu am taxawaay joo xam ne ak nu mu mënti demee fa ñu nekkoon ñu nekk fa ba léegi. ñu wax ci beneen coow mu di wàllum mbas mi di Covid-19 gis nañu ne ñi ngi wax naan deuxième vague variant britannique ñëw na fii ba sax xëy na ñoom jàpp nañ ne moo waral cas yi di gën a yokk ak doomu aadama yi nga xam ne ñooy faatu mesures yi nga xam ne état bi teg na ko ci deuxième vague bi catastrophe état de catastrophe sanitaire loolu lañ décrété naka ngeen ko gisee yéen waa FRAPP. dañoo jàpp ne li ñuy woowee deuxième vague. mënoon a ñàkk. bu fekkoon li ñu woowe woon première vague président Macky Sall ak état du Sénégal saytu woon nañ ko ci anam boo xam ne moom mooy anam bu mucc ayib. yaa ngi di fàttaliku ñaata yoon la ñu dem Cour suprême ñun waa FRAPP yóbbu fa état du Sénégal ba gars yi naan ñu yéen da ngeen mun yóbbu justice trop da ngeen mun kaas trop yóbbu nañ état du Sénégal ay yoon ki yoon ndax mbas mi Issa dama lay fàttali ne ñun ñoo yóbbu ñun waa FRAPP état du Sénégal pour mu yokk limu dépistage massif yi. ndaxte 1500 dépistages par jour 2000 dépistages par jour 2500 par jour mais 2000 dépistages par jour boo dépisté 100 jours ñaata la 2000 dépistages. 2000 fois 100. waaw loolu bëriwul. 20 000 200 000. booy def bés bu nekk ñaari junni dépistage ci téeméeri fan ñaari téeméeri junni la loolu lu mu doon ci 16 millions de citoyens sénégalais
ndax dépister tey 200 000 citoyens sénégalais mën na la may nga xam dëggantaan njaay feebar bi fi mu toll ci Sénégal. ñun jamono mois de mars avril mai daaw la ñu wax état du Sénégal nañu bàyyi tappale gi nañu def ay dépistage yu takku ci lim ngir ñi ko am ñu ber leen ñeneen ñi ñu doxi seen soxla parce que état d'urgence bi mënul continuer. couvre-feu bi mën na commencer waaye du yàgg faale wuñ ñu ne président Macky Sall 2012 fii nga tas Sénat pour jël 8 milliards yi dugal ko ci xeexu mekki mbënn mi. mais fu mu nekk nii ñu ngi am juróom benn téeméeri doomu aadama yi dee ndax mbas mi ñu ne ko président tasal HCCT tasal conseil économique social et environnemental tasal commission nationale du dialogue des des territoires tasal au conseil du dialogue social. xaalis boobu newul yorul de. xaalis boobu newul yorul lu mu fa dugal. waaw bu doon def na yoruma lu ma dugal ci mbas mi xëy na mën ngeen a sàkku mu tas ko mais ba léegi taxawagul jooy fenn ne yoruma